sunu gan waxoon naa ko Seydi Gassama la directeur exécutif bu Amnesty International bu Sénégal donte nag Kémi Séba la ñuy waxtaanee waaye nag yaakaar naa actualité dab nañu mu soxal Khalifa Sall mi ci kaso bi gis nga soxna yi koy jàppale wax dëgg démb manifesté nañu ci juróom benn weer yoo xamante ni mi ngi ci kaso bi Seydi Gassama ñu gis ni sax mandat de dépôt bi ni ñu ko doon laam-laamee jeex na te ba nëgg ne mi ngi ci kaso bi mu mel ni kon daal am na luy ñuul. waaw xam nga dossier Khalifa enquête bi jeex na depuis très longtemps kon tey li waroon normalement justice mooy ñu àtte ko wala ñu jox ko liberté provisoire parce que mënuñu wax ne Khalifa amul adresse mënuñu wax ne Khalifa suñ ko bàyyee dina influencer ay témoins dès l'instant que képp ko xam war na déglu ci dossier bi lay déglu ba pare l'enquête est bouclée kon tey soit ñu àtte ko wala boog ñu bàyyi ko mu dem en tant que député sénégalais et je crois que ces militants ont compris mbirum politique la ce n'est pas une affaire de justice donc il faut qu'il crée le rapport de force Abdoulaye loolu la doon def fi ak Abdoulaye ak Abdou Diouf sañ ko duggale ci biir kaso ces militants ils descendent dans la rue ils créent un rapport de force pour ñu bàyyi ko parce que mbir mi politique moo ko laal ñoom sax wax nañu ko ñaan ak mag dañ ko wax ñu ne su bokkoon ci ñoom duñ ko arrêté politique moo ko laal waaw kon c'est à eux de créer les conditions de rapport de force pour que politique génn ci mbir mi ñu bàyyi yoon mu def liggéeyam te suñu bàyyoon yoon mu def liggéeyam xëy na amoon na liberté provisoire depuis très longtemps parce que député la boo xam ne dañ ko fal amul tey droit di koy téye ci biir kaso alors que dafa war a dem siège assemblée nationale. dafa war a siège ma ngoog ñu di ko jaajëf lu baax moom Seydi Gassama gouvernement bu bees nag bu Sénégal fii ñu war ko taxawal ñi ngi ci nag ndax njiitu jëwriñ yi tabb nañu ko démb ñu joxati ko rek liggéey ba ak fauteuil ba muy Mohamed Boun Abdallah Dionne moom nag fi mu ne nii sax mi ngi ci gise yi ak jëwriñ yi rek ngir mën a tekk kon gouvernement bi loolee nag ñu ngi koy xaar xëy na yàggatu dara mën naa doon sax ni ki tey ji nag kon liste ba dana génn ñu xam dëgg-dëgg ñan ñoo bokk ci gouvernement bu bees bi ñu des ba tey ci waxtaan wi nga xamante ne nag kon njiitu réew mi Macky Sall nag bëgg na ko amal diggam ak way politique yi ndax nee nañ waxtaan woowee buñ ci xool ni kenn fii la fare mbaa fenn buñ ci xool benn parti politique nañ ci boole ñëpp loolu nag gis-gisu kii fare ci société civile la muy Elimane Kane moom moomee di njiital Lex Africa moom nag ci gis-gisam mooy nguurug Sénégal rawatina ak Macky Sall dafa war a def rek kéemtalaay kàttanam ba ñu sos gouvernement bi nu mu gën a gaawee waaye tamit pencum ndawi réew mi lañ cay xaar ma ngay bëgg a yàgg lool Mame Birame Diouf. wal ab gouvernement goo xam ne nag képp koo xam ni ci askan wi xam-xamam may na mu matal li ñuy xaar ci moom loolee moo ñor Elimane Kane mi bokk ci société civile bi. pour man gouvernement ñi fa war a nekk mooy ñu seet Sénégal ci pàcc bu ne ministère bu ne ak li muy sayt lu war yore sénégalais yi ñi fi gën a mën a xarañ ñi gën a mën a waxtaan ak sénégalais yi mobiliser leen pour ñu liggéey ñooñu lay war a jël teg leen foofu pour ñu jëmale kër dëkk bi kanam mais ay ñoo foog ma jox ñii parti bi foog ma jox ne parti bee foog ma jox ñi toute société civile pour man loolu dafa mel ni rek ab gâteau booy tas te gâteau booy tas nag moo tax li xew ci réew mi xew fi. ci xaarandi ñu taxawal ab gouvernement ak it assemblée nationale gi ñu war a taxawal li lépp nag di wane rek ne am na ko ne institution yoo xam ne jamono ji doxul loolee nag di wàññi doole bu baax état de droit Elimane Kane gisee noone ndaxte kat njiitu réew mi lañ ko jox ci doole dafa bari. assemblée nationale nag daf ni ñoo xam dañ leen a fal comme ni ñu falee président donc kooku warul dépendre ci vraiment gis président moom mu jël temps di xaar saa su ko neex pour convoquer assemblée nationale pour ñu mën a élire seen bureau donc yooyu day di problème yoo xam ne ni wax dëgg fa yàlla Sénégal mu ngi koy sooxee ba tey jii nii. amal ab réforme ci constitution bi sukkandiku ci liggéey ñu amaloon ci CNRI loole it doon lu muy xaar. suñu constitution war nañ xoolaat lu bari par exemple li ñu jox sañ-sañ yi ñu jox président dafa ëpp dafa jéggi dayoo moo tax tey bu ko neexee nelaw ba suba ne li tax damay xëy def lii te loolu nag. fukki million ak ñeenti doomu aadama waruñu dépendre ci benn ci keneen nit rek lu ko neex mu def donc war nañu xool na lañ seetaate loolu pour man conseil constitutionnel bi nga xam ne moom mooy gérer suñu constitution moo koy saytu ndax jaar na yoon wala jaarul yoon moom mooy installé président moom aussi war na mën a installé assemblée nationale parce que assemblée nationale ay ndawu réew yoo xam ne leen a fal comme ni ñu falee président. gouvernement bi ñuy xaar ñu taxawal ko noonee ñu samp assemblée nationale ci jamono joo xam ne nag ay dossiers yu bëri ñu ngi xaar ñu andi ci saafara.
gouvernement bu bees bi ak nanu koy xaaree ña far ak Macky Sall wala bokk ay jege ñaaleem yi nekk ca Rufisque ñoom la ñuy sàkku rek mooy ay poste de responsabilité jëm nag ci doomu Rufisque ndax ne nañ mérité nañu ko ndax la ñu bëgg rek mooy taxaw ci jafe-jafe yi nga xamante ne foofee askan wa ña ngi koy jànkunteel waaye militants yi tamit nañ leen jox seen gëdd foofee ci Rufisque ñu teewlu ci Adja Diarra Diène moom mooy responsable APR ca Rufisque ñu teewlu ko ak Ousseynou Thiam. département Tëngéej benn ministre ñaari député ñaari PCA vraiment mënut a conduire le département de Rufisque. président Macky Sall pour mu xam ne ñun bi mu jógee ci la ñu jóg ba mu soxlaa réew mi dañoo jóg takk suñuy ndigg depuis 2012 ñi ngi ànd ak moom ak suñuy moyen bopp ba fii ñu toog di wax ak yow ñu ngi perte nag suñuy militant ndax amuñu luñ leen satisfaire. war dëgg yàlla nañu renforcer poste direction yi par Tëngéej ay cadre kese fi nekk mais ay cadre yoo xam ne ñi ngi fi jël seen alal di ko investir ci parti bi te boobu ba léegi gisuñu te taayiwuñu reculer wuñu defuñu leen. niñ koy xoon ci ponk yi muy Thiat Simon Guy Marius Sagna bàyyi nañu leen nag gannaaw benn guddi bi nga xamante ni fanaan nañu ko fële ci aéroport Léopold Sédar Senghor ñoom nag ña nga woon foofee rek ngir jàppale Kémi Séba mi nga xamante ni yoon dafa dogal ci moom ñu delloo ko ca France waaye nag mujj nañu leen bàyyi ñu des ci loolee sax ndax front bi nga xamante ni moom mooy xeex CFA gi ñoom nag ñi ngi doon janook taskatu xabaar yi nee nañ nag daañu amal ab ndaje mu yaatu ca place des loolu fukki fan ak juróom-benn lay doon ci weeru septembre ngir naqarlu nag Kémi Séba ma ñu delloo ca France lu ñu bëgg nag mooy ñu jox ko gëddëm ndax mayuñu ko sax nag fu mu defee ab recours tey jii nag lañ ci doon janook taskatu xibaar yi Mame Biram Diouf. Kémi Séba jëlee ko ci Sénégal yóbbu ko ci réew France kii di Thiat mi nga xam ne nag dañ ko jàppoon sax démb ci aéroport ndax mu doon ñaawul loole gannaaw bañ ko bàyyee ci guddi gi moom ak Guy Marius Sagna jàpp na ne nag kii di Kémi Séba amul leen lu mu def lu dëppul ak yoon. naka la Kémi Séba mu ne nekk menace ci réew mi yorul armée yorul militaire xëccoowul nguur jaxasewul musul sànni xeer musul taal ci mbedd mi lu dul rek wax opinion ak xamal africain yi li mu xalaat ci franc CFA mu bokk kook ñëpp ñu bëri bokk kook man mii bokk kook yeneen i ndaw ci ne franc CFA du dara lu dul yàq li africains yi seen yelleef ak seen moomeel seen bopp. Il est arrivé en France ce matin, il nous a appelé pour nous dire qu'il se portait bien et qu'il était avec la famille. Nous sommes perturbés, justement comme je vous dis, perturbés parce que les enfants sont au Sénégal et les enfants et moi sommes au Sénégal, nous sommes au Sénégal et nous sommes dans notre pays. Didier Awadi mi ñëw nag ngir jàppale famille bi ak it ñi di amal xeex gi nee na du ci dellu gannaaw. massawu organisation massawu ñëpp ñi fi teew massawu Afrique parce que li xew Sénégal teg nañu gàcce ñun sénégalais Sénégal teg nañu gàcce parce que dàq na africain boo xam ne da doon xalaat pour bànneexu bépp africain. CFA monnaie bi France ko créé depuis colonisation CFA ngi fi est-ce que France dina nangu moom monnaie ñu koy defaree Allemagne moo ko occupé woon est-ce que moom dana nangu mu am xaalisam ñu denc ko Allemagne tey. am na nag manifestation yu bëri ñu na ma amal ci réew mi bokk na ci fukk fan ak juróom-benn ci weeru septembre ndaje gañuy wote ca place de l'Obélisque. franc CFA dañ koy waaj a dévaluer maanaam dañuy waaj a wàññiwaat dooleem ku doon fayee ko fukki junni juróomi junni lay doon la doon jar juróomi junni day jar bu boobaa fukki junni. mu soxal Kémi Séba ma ñu delloo ca France Seydi Gassama ni nga ko gisee kon yoon jël na ci moom dogal delloo nañu ko ca France moom Kémi Séba gannaaw nag xeex gi mu doon xeex franc CFA bi yow noo jàngatee expulsion bi maanaam delloo ga. waaw yoon jëlul benn dogal ci moom dogal bi ci ministre de l'intérieur la jógee ak ci gouvernement Sénégal ci kaw ay argument yoo xam ne teguñu ko fenn parce que li ñuy wax mooy dafay menacer ordre public. ndax manifestation bi nga xam ne bëgg na ko def le 16 waaye manifestation le 16 boobu balaa ma koy def mais dina ñaan autorisation afin dina ko déclarer préfecture Dakar préfet dina ci wax li dina ci dogal balaa mu koy organiser kon kooku naka la ñuy wax ne day perturber ordre public ci koo xam ne bëgg na organiser manifestation boo xam ne mais dina ko déclarer kenn du organiser manifestation ci biir Ndakaaru ci biir Sénégal te doo ko déclarer
kon di anticiper dinaa des troubles ordre public alors que moom war na déclarer manifestation je crois que wax ju jafe yennul maana deuxièmement ñu ne wéy daf fi nekk di attaquer chef d'état étranger je crois que Thiat wax na ko problème opinion la hein Kémi Séba lu muy def mooy joxe opinion lu mu xalaat par rapport au franc CFA ni ko ñeneen ni tamit ñi nga xam ne ñoom ñu bëgg franc bi di koy wax ah ki nga xam ne nag yëkkati nga sa baat wax ci franc CFA moom am na droit jox opinion ci li nga wax ndal débat la débat contradictoire ngay chef d'état ngay situation ordinaire ku ci wax moom am na sañ-sañ yoon may na ko sañ-sañ pour mu wax xalaatam ci li nga xam ne moom la kële wax kon expulsion bi teguñu ko fenn lu dul yoon dafa dogaloon ne li mu def jarul ñu koy tëj kaso loolu neexu leen ñu ne xaar léegi ñu génn ko ci réew mi mais également est-ce que yoon ni nga ko waxee bu ko mayee sañ-sañu tamit mu wax xalaatam est-ce que may na ko sañ-sañu mu def la mu def li waraloon sax duggub kasoom muy lakk bi ñëpp di gis. xam nga problème bi mooy toujours mooy comme franc CFA nga franc CFA avant ñu jël indépendance sax nga nekk la tuddoon franc des colonies françaises d'Afrique tey France ci boppam bàyyi na France ñoom dañ ko bàyyi ñu ñu accroché wu ci franc waaye France ñu son ba bàyyi nañu franc ñu ngi ci euro. alors c'est la même chose pour certaines lois am na loi yoo xam ne fii mais bi fi tubaab yi di demee lañ fi bàyyee code pénal bi ñu recopier ko tey soo demee France délit yooyu yëpp nekkatul délit yoo xam ne tey soit dafa disparaître wala boog délit boobu taxul kenn di tëdd ci biir kaso tey c'est exactement le cas de ce délit là taal billet de banque am na benn artiste bu ko defoon France dara fekk ko ci France tey nekkatu fa kon ñi nga xam ne ñoom ñoo tegoon délit yi fii di ci tëj suñu maam yi tey ñun ñu ne délit yooyu dañ ko fi bàyyi di ci noot suñu propre askan je crois que loolu vraiment gàcce bu rëy la waaw ndem si yàlla Latif Guèye daf ma waxoon benn bés nee na ma gis nga Gassama état bi dafa banaliser kaso léegi mu ne bu njëkk bi suñu jàpp nit Waalo wala Bawol di ko yóbbu Ndar su fekkee pont Faidherbe day tëb mu xaru nda bañ rek dugg kaso ndax kaso gàcce la woon mais code pénal bi ñu fi bàyyi tey bi fi colon yi tegoon moo dem bi banaliser kaso te nguur gi ci tànk yooyu la ñu continuer ba tey. noo jàngatee délit boo fi def Sénégal rek mu yóbbu la ci biir kaso tous les délits yi nekk ci code pénal un par un boo ci def rek yaa ngi tëdd kaso wax ma sa crime mais délit da ngi tëdd kaso. noo jàngatee également anam bi ñu ko génnee ndax duñ ne guléet la du njëkkewuñu ko gis nañu Sénégal saa su ne ni ñuy faral di génne nit ñi di leen expulser ci seen i dëkk ak yooyu mais lu aju ci Kémi Séba noo jàngatee expulsion bi. parce que bu ñu xoolee sax am na ñu naan dañ koo bëgg rek xool sax zone yi nga xamante ne nii franc CFA ma nga fa ñu génnee ko ci zone yooyu yëpp. waaw xam nga d'abord acte bi nga xam ne moom la ñu posé acte bu illégal la ndax yoon dafa may képp ko xam ne dañu la bëgg a génne Sénégal état am na droit génne ku nekk ci biir réewam su dee def na délit su dee mu ngi def comportement boo xam ne dëppawul ak loi réew ma waaye dañ ko war a teg ci yoon ki ñu war a expulser yoon may na ko su dee d'accordul dafa yaakaar ne ñu ngi koy xaañee akam mu def recours ci Cour suprême te recours boobu day nekk suspensif loolu moom nag ak Cécilia Bayo. délai ba tam dañ ko dem na Cour suprême mu def recours bi ko Cour suprême rejeté mais dañ ko génne réew mi mais comportement bi ñu gis dëmb ak bi ñu gisoon ak ku koy Samba Sagna bi ñu gisoon ak Makayla Ngebla dafa doy waar. xam nga bu njëkk ba police xam nañu ne dañu la war a notifier arrêté d'expulsion bi. au moins 48 heures pour nga mën a def recours dañu daan ñëw vendredi ñu defal la notification xam nga samedi ak dimanche mënoo def recours loolu la ñu doon def jamono Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade waaye jamono Macky Sall moom il ne s'encombre même pas de ces fioritures là dañuy ñëw jour bi nga xam ne bëgg leen expulser andi la arrêté bi dugg la ci biir oto yóbbu la aéroport mais loolu comportement ban état la état bu mënul respecter loi yi nga xam ne moom moo nekk en vigueur dans son propre pays. état boobu du état bu responsable. su ma la déggee c'est un état dangereux pour les citoyens. su ma la déggee kon mu mel ni sax délai ba dañ koo jalgati kon ñaata lu ñu war a appal nit ki bu fekkente ne dañ ko war a génnee. expulsé mais minimum 48 heures war nañ ko may pour mu def recours minimum mais li ñu gis depuis quelque temps mais dañuy ñëw le même jour mais notifier la ko dañ leen ñëw rek ñu la kaa ñu dem waaw am nañu ordre pour génne la ci biir réew mi yóbbu la aéroport c'est comme ça qu'il se comporte. loolu la ñu war a ñaawlu wax ñu ne état amul ne sañ-sañ génne ci biir réew waaye état de droit day topp yoon te loolu war ñu bàyyi régime bi di continuer ci loolu la ñu dénoncé woon ci Koukoy moom la ñu dénoncé tey. lu ko mën a xaar tey ca France est-ce que sax France nekkul ci gannaaw expulsion bi.
mun naa wax ni lan moo ko mën a xaar foofu ak anam bi ñu ko yóbbee nii fi mu ne. mun naa wax ni ci état France am na ñoo xam ne yéen a kontaan nañu ni ñu ko génne Sénégal mun naa wax sax ci biir Afrique am na chef d'état yoo xam ne xëy na kontaan nañu ko génne ci biir Sénégal mais France état de droit la. ñu ragal ñu torturer ko foofu ragal ñu rey ko foofu ragal ñu xaañ ko liberté d'expression foofu yooyu ci Afrique fi la amee mais en France amu fa donc amuñu benn préoccupation te yaakaar nañu ni que débat bi nga xam ne moom la lancé débat bi dina continuer c'est pas parce que dañu ko génne Sénégal. est-ce que dina moo tax du continuer. effectivement est-ce que sax dina mën amati possibilité ni nga ko waxee nii pour combat bi mu doon mënee mu mën koo yeggale foofu wala boog mu mën koo yeggale feneen. est-ce que amati na freiné wuñ ko quelque part àndal fii ci biir Sénégal ak beneen ak fu nekk combat bi day continuer et puis dama la koy wax nous on a introduit un recours à la Cour suprême parce que nag dëmb avocat bi mais def na recours ju ko huissier dem ci police des étrangers à Dieuppeul ñu bañ ko jël mu dem police des étrangers bu nekk aéroport ñu bañ ko jël parce que xam ne suñ ko jëlee rek dès cet instant là mënatuñu ko expulser mais dañ ko bañ a jël kon tey yóbbu nañ ko Cour suprême dañ fa continuer pour Cour suprême dogal ci mbir mi et que Kémi Séba mun a dellu ci biir Sénégal en tout cas Cour suprême su dee loi lay doxal war na annuler décision bi pour que Kémi Séba revienne au Sénégal. mais est-ce que tamit bu ñëwee Sénégal lan mooy ëllëgëm ci combat bi nga xamante ni moom la porté parce que duñ ko xëy na maye fu mu yàq nàkkam fii ci Sénégal bu ñu xoolee tamit yenn zone yi ci Afrique yoo xamante ne ni CFA bi mi ngi leen soxal ba tey ñooñu bëgguñu ko mel ni Kémi Séba seenub réew est-ce que loolu également dina jëmale kanam xeex bi muy xeex. xam nga ñun suñu problème du combat Kémi Séba. ñu ne en tant que Amnesty wala du ak yeneen. xeexuñu franc CFA du suñu mais pour àqam ak yelleefam parce que quelle liberté d'expression boobu problème mooy c'est droit àqam ak yelleefam suñ ko nar expulsé nañ ko bàyyi mu exercer recours bi nga xam ne moom la ko yoon maye deuxièmement liberté d'expression ak liberté d'opinion mënuñu ko xaañ te kenn mënu wax tey que Kémi Séba def na ci biir Sénégal loo xam ne dafa dëppoo ak loi Sénégal ndax su dee billet bi mu lakkoon la tribunal daf ko bàyyi n'est-ce pas su dee opinion yi muy exprimé la ni ñu génn ci franc CFA mais CEDEAO loolu lay woote monnaie unique da nga def ne Ghana ak Nigéria nañu nangu dem ci monnaie unique di jël monnaie coloniale bu France mais duñ ko def kon te opinion yi muy exprimé opinion yi mënuñu wax day yàq relation diggante Sénégal ak benn réew te loolu kenn mënu ko xaañ donc li nga xam ne moom la nguur gi def c'est une forfaiture ku ko ñaawlawul da nga bëggul réew mi. expulsion répétitive yi ñuy faral di nemmeeku léegi. fii ci Sénégal est-ce que loolu du dem ba image yu Sénégal mu mais c'est Sénégal nekkoon na réewum teranga jamono Senghor képp ku amoon problème Afrique fi nga daan ñëw laxatu waa Haïti waa Afrique du Sud waa colonie portugaise fii moo nekkoon terre d'accueil terre de teranga dëggantaan jamono yooyu la Abdou Diouf ñëw na jéem a doxal loolu Abdoulaye Wade pendant 12 ans génnewul kenn fi ci biir Sénégal. te ñaar ñi nga xam ne Macky Sall daf la génn Sénégal nekkoon na fi jamono Abdoulaye Wade muy Macky la ngeb la ak Kukoy di def li ñu war a def Abdoulaye toléré leen bàyyi leen Macky bi mu ñëwee mais daf leen jël yóbbu leen dàq leen. parce que tamit li ñuy faral di seetlu mooy ñu ngi ko wax rek noonu presque daanaka ay daw làkku la ñu doon génn dem ci meneen réew waaye bu ñu demee tamit dañuy xool ni réew ma bu ñu fa nekkee xëy na réew may doxee la ñuy ànd ak réew ma di dox ak noonu waaye léeg-léeg tamit ñu seetlu ñu def safaan wala tax dañuy ñëw xëy na xeex ba ñu daan xeex feneen ñu jàpp ni fii territoire la boo xamante ne tamit war nañ ko fee mën a yeggale est-ce que loolu aussi bokk na ci. xam nga loolu mooy démocratie c'est pas parce que nit ki gan la moo tax da nga ko war a xaañ ak yelleef su dee loolu la du ñëw Sénégal su dee loolu la waa Afrique du Sud waa Haïti ak ñeneen du ñëw Sénégal ci jamono Senghor da ngay dem ci réew boo xam ne yaakaar nga ne say ak sa élève duñu la ko xaañ Sénégal nag image boobu la daan joxe ci àdduna ci jamono Senghor jamono Abdou Diouf ak jamono Abdoulaye Wade malheureusement ça a commencé à changer et loolu waruñu ko nangu ndax loolu mooy maanaam carte postale du Sénégal réewum teranga waaw du réew boo xam ne day la naan soo ñëwee na nga noppi mais loolu da ngay dem wut benn da ngay dem kat toog ci benn réew bi nga xam ne sa droit fan lañ ko war a respecté. rassemblement waa Y'en a marre gis nga ko sànq ci ndoxteelu xibaar yi ñu ngi koy waajal di nga fa teew. absolument man dinaa fa teew parce que je pense que li nga xam ne moom la ñuy xeex mais bokk na ci mission organisation dam ko jiite xeex liberté d'expression xeex pour liberté d'opinion xeex pour que doomu Afrique bu ñëw ci biir Sénégal. vraiment dama rus suma diggéey ay nit ci biir nguur gi naan français la c'est pas parce que dafa am passeport français moo tax muy français tubaab bu ñuul kung bu tubaab bu xong mais kooku du fi nekk di xeex français il est né en France mais c'est un africain loolu moo tax mu ñëw fii kon nekk fi di naan na dellu ci biir réewam et cetera dégg na ay propos yoo xam ne dafa rafetul
ay homme politique di am ay procès xénophobe dafa war a dellu réewam mais loolu dañ ko war a ñaawlu mënuñu woote Union africaine ba pare di tenir ñeneen propos yi contre des frères africains ici au Sénégal waaw. Kémi Séba il n'a violé aucune loi au Sénégal dàq bi ñu ko génnee Sénégal. C'est parce que Macky Sall il est allergique à la critique buggul ku ko critiquer xalaat ne ñoom Ouattara ak ñeneen n'est-ce pas ils sont exactement comme lui su leen Kémi Séba critiquer fii dañ koy mere mun xaaral ba génn ko réew mi loolu rek la. ma ngoog ñu di ko jaajëfal bu baax Seydi Gassama directeur exécutif bu Amnesty International fii ci Sénégal ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci wisi bi xibaar yi ñu